émission bu minbar bi tey nag ñu am mbégte dalal fii borom xam-xam intellectuel koo xam ne waxturam rek doy na présenté ko muy oustaz Fadil Gueye. oustaz Fadil Gueye Walfadjri miin na ko moom itam miin na Walfadjri ndax digganteem rek ak El Hadji Sidi Lamine Niass du tey rek waaye démb la woon diggante boo xam ne digganteeb xam-xam la woon digganteeb jëflante ci wàllu yu bare moo xam ci biir réew mi wala ca bitim réew kooku nag la ñu dalal tey ginnaaw bi ñu ko tattagalee am mbégte loolu nag dalal ko ci émission bi di minbar ñu am tomb yoo xam ne incha allah dinañ ci jaar ak moom yu am solo ñu ñaan yàlla rek waxtu bi bañ noo dab ci wàll woowu ndax am na lu fi nekk loo xam ne dafay xew di njàmbat muy réseaux sociaux yi nga xam ne benn gaynde la boo xam ne mu ngi bëgg a alawti ko askan wi nu ñuy def ba ñu protéger wu ci ba mu nekk suñu njëriñ bañ a nekk suñu lor loolu tomb waxtaan la ba ca topp itam ci wàllu lu ñu war a waxtaanee mooy relation arabo africaine rawatina Sénégal ndax mu ngi jur dara ndax nañuy def ba yaatal ko ci wàllu culture wàllu politique wàllu social loolu itam moom ku ci xam-xamam màcc la waaye itam lu xew di njàmbat muy koor gi Sénégal ni mu dundee koor moom lan moo ci gis-gisam en tant que intellectuel point yooyu incha allah oustaz Fadil Gueye dinañ ci jaar bu gaaw boo xam ne du ñàkk sax bés ñu gën koo ràcc ndax yow benn jotaay doyul ci ñu taataan li nga xam ne war nga ko indi ci wàllu woowu kon oustaz Fadil ginnaaw bi ñu la tatagalee ci émission bi rek ñu tàmbaleek yow ci tomb bu njëkk bi muy réseaux sociaux yi ndax loraange la wala njëriñ la. jërëjëf oustaz Assane xam naa di ma may rek bala ñoo tàmbali. ma nuyu kër gi d'abord Walfadjri nuyu ñi nga xamante ni ñoo ko saytu tey njëkke ko ci suñu xarit El Hadji Abdourahmane Camara waa ci Cheikh Niass suñu doom jooju ñëw ci yow mii nga xamante ni mën naa ni moom yaay cerveau Walfadjri di la ndokkeel vraiment ci sax poste bu bees boobu nga xamante ni mooy directeur de programme te ma gëm ni ëpp nga ko ndax yow moom macha allah yaay Walfadjri yow rek dama ko daa wax Sidi toujours soo ma saa wax Sidi bu ne Oustaz Assane moom mooy Walfadjri donc maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu aussi di sargal ci koor gi mboolem téléspectateur Walfadjri di kontaan lool ci ñëw ci sa émission bu am solo bi di minbar di vraiment fàttaliku rek bu baax a baax suñu jàmbaar jooju nga xamante ni moom lañ ñàkk ci lu gaaw muy Oustaz Sidi Lamine Niass moom xam naa ne kenn du ko fàtte Oustaz Assane dafa am doomu aadama yoo xamante ni marqué nañ seen jamono de telle sorte que kenn du ko fàtte ci àddina bi kenn du ko fàtte yaakaar naa loolu feeñ na ci demam keroog bi mu demee askan wi ni ñu taxawee ni ñu ko toppee ni ñu ko yëgee dee woon na ni Sidi Lamine borom mission la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du ko fàtte Oustaz Assane pour ñëw nag ci tontu ci sa laaj bu am solo boobu man damaa gis ni Oustaz Assane réseaux sociaux yi te mooy technologie rek de manière générale dafa nekk ba ci tasukaayu xibaar yi taskatu xaay yëpp mën na cee dugg rek daanaka dafa mel ni arme la boo xamante ni dafa am ñaari ñawka silaaxun du haddayni ñaari ñawka la waaye nag fi mu ne nii dafa mel ni bu la neexee paaka boo ko jëlee mën nga cee dagg sa pom mën nga cee dagg sa yàpp togg mën nga cee dagg sa mburu def ci sa beurre wala nga def ci sa chocolat lekk waaye it mën nga ko jëfandikoo tam ci beneen anam boo xamante ni du anam boobu mu ngi mel ne ñu bari dañ koy jamee nit léegi mu ngoog fi mu ne nii Sénégal li fi xew mooy jamaate mel ni dof jël paaka di jamaate di agressé nit di ko jam jël portable jàmbur loolu doyu la nga jam ko nga xamante ni loolu même animaux yi sax dañ koo jomb loolu noonu nag la réseaux sociaux yi mel Oustaz Assane maanaam ku ko am ku nekk ça dépend ci la nga koy doyee bu fekkente ni bëgg nga cee jëriñe ci lu mën a nekk lay doon ndax gis nga léegi ñoo xamante ni dañ ciy jaar ba mokk ba mën a lire alquran gis ñoo xamante ni livre yi nga xamante ni dañ ko daan dégg te mosuñu ko gis léegi da ngay tàppe Google da nga koy daal di am da ngay daal di am version électronique bi nga xamante ni mën nga cee jëriñu mën nga cee lire loolu benn la beneen bi ci des aussi mooy gën naa yombal jokkoo bu baax a baax tey jii jokkoo bu njëkk la gënoon a jafe ka léegi ak réseaux sociaux yi mën ngaa toog fii léegi jokkoo ka nekk ca
fu gën a sori aaxira dunya fa gën a sori. te doo fay dara. donc loolu bokk na ci li nga xamante ni ci ay njëriñam la bokk. bokk na aussi tamit vraiment ci njëriñ li wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni da mën nga ko bu utiliser ci li ñu tuddee bu archafatu umurikal xaasa mën ngaa programmer rendez-vous boo am ak foo war a dem ak livre yoo war a lii rek yëpp mën nga koo programmer ci biir li nga xamante ni mooy sa portable bi rek daanaka mën naa ni lépp ngi ci. fax ngi ci télévision ngi ci écran ngi ci loo soxla rek mu ngi ci benn portable donc côté yooyu yëpp da ngay gis ni am na ci njëriñ. c'est-à-dire da nga bëgg jàng sa wàllu diine mën nga ko cee xam bu baax a baax a baax. bu fekkente ni ci wàllu jàng la nga nekk ab étudiant c'est étude internet mën na la ci dimbale. waaye nag mu am nag yeneen côté nag yoo xamante ni Oustaz Assane ay côté yu négatif la yu bon a bon. yoo xamante ni mi ngi tukkal àddina bi. mi ngi tukkal àddina bi waxuma rek ci Sénégal waaye mën naa ne ci àddina bi yëpp sax. li ci gën a garaaw mooy tey accident yu bëri yi nga xamante ni réseaux sociaux yi mi ngi koy créer ci ñi nga xamante ni dañ dem ba dépendant ci portable. fi mu nekk nii man bu yàggul laa ñëw réew yi ma jógee nii fan yële. la fay nekk ci accident par jour kenn xamul nu mu toll à cause de portable. te fekk portable bi rek. portable bi nekk ci tali bi nekk ci portable bi nekk ci tali bi donc comme dépendant nga léegi. daanaka dafa mel ni kuy naan sàngara dem ba nekk ba dépendant. kiy drogué wu ba nekk dépendant ci drogue. kiy tux cigarette ba nekk dépendant. internet aussi noonu la mel. réseaux sociaux da ngay léegi ba am dépendance ci moom ba nga xamante ni. doo ci ànd sa sago. booy dawal ak booy dox ak lépp da nga ciy nekk. loolu nag nekk ci tali nag di daw nag ay centaines de kilomètres ba pare di jéem a tontu WhatsApp wala ngay dugg ci Twitter loolu mënta ànd ak dawal. su ko defee léegi day créer ay accidents yu bëree bëri. waaw mu mel na kon ñun suñu société yi mu ngi mel ne dafa am culture de consommation. c'est ça maanaam li fi nekk nan lañ koy utiliser. waaw léegi loolu ndax dañ koy régler ci biir kër gi wala dañ koy régler ci ñi yore doxalin wi ci wàllu réew. wala fan lañ koy régler canaliser ko ba nga xam ne nit ñi bañ a gaañu ci li nga xam ne kenn mënul wax ne dafa bon te kenn mënul wax ne dafa baax. dëgg la xam nga man yaakaar naa ni lu naqaree régler la lu naqaree régler la allahuma lu dul nit ki jéem a delluwaat ci conscience am xam ni lii benn outil la boo xamante ni dañ ko créer ñi ko créer xamoo lu tax ñu créer ko. xaj na ñu ngi lay jox loo xamante ni gis nga ne ay njëriñ la comme ni ko tuddee léegi waaye aussi en même temps kan moo la ni nekkul lu ñu créé loo xamante ni dañ lay bu espionné nga xamante ni sa lépp dañ koy xam pratiquement parce que bala nga jóg léegi sa date de naissance da nga koy def wala boog sa tur da nga koy def balaa nga ci am accès il faut nga waxee sa lépp daal il faut nga wax yow yaay kan ba ci sa am sax d'abord léeg-léeg sax ngay dem sax ba sa am léeg-léeg sax mën ngaa joxe ay fausse information waaye léeg ñun la bàyyi day toog ba yàgg ñun la ñu ngi lay ñaan nga compléter soo connaissance yi nga xamante ni moom nga joxe woon donc ñoom doo xam lu tax ñu defar ko loolu danger la boo xamante ni war naa tax képp ku ci dugg ku nekk la nga cey wax wala nga ko cey def nga bàyyi ci xel parce que di nga ko def publier dara wala nga envoyé son effacé waat ko yaakaar ne jaay na fekk na ñoom ñu ngi ko gardé heure bu leen neexee mën nañu ko amaat loolu benn la kon nit ki li ngay mën rek mooy fexe yow ba fexe ba sensibiliser ñi nga xamante ni ñooy sa entourage soo ay doom sa ay frère xamal leen ni leen kat lii soo ci bëggee baax mën nga cee jaare vraiment mu amal a njëriñ lool nga jëriñu ci mais nag aussi am na ay côté yu négatif yu bëree bëri yoo xamante ni boo ci duggee doo ci génn da ngay ngiro mais mën nga ngiro te ngiro boobu en tant que nit war nga fexe ba li nga xamante ni moo tax ñu lay wax doomu aadama nga sàmm ko ci sa bopp te mu ngi mel ne sax Oustaz Fadel yëf yi dafa gën a compliqué éducation yar waaw parce que bu njëkk ba mu jox la misaal bu njëkk ba borom kër gi mën na ne timis bu jotee rek ne ñëpp dugg kenn bu am kenn ku nekk ci biti yenn saa yi sax day toog ci buntu bi di wirde di contrôler mais contrôle boobu boo ci yéemee léegi daanaka day fekk gars yi génn nañ bu yàgg ñu ngi ci biir waaye génn nañ bu yàgg dëgg la xam nga da ngay toog ci kër gi yow léegi daanaka soxlaatu génn waaw da ngay toog nekk xale bu ndaw fekk yaa ngi fu ne xañ na 12 ans nga am xañ na 11 ans nga am wala 14 ans yore sa portable bi nga yore daanaka fu la ci neex ma nga ci dugg loolu nag buñ ko contrôlé wul sa àddina tukki jar na xool bu baax a baax surtout xale yi lu jar a contrôler la parce que parfois xam nga booy xool même terroristes yi daanaka
ay Daesh ak yii nii daan ci la ñuy jaar rek moo la ñuy utiliser nga xamante ni nekkul association boo xamante ni da ngay ñëw adhéré jënd carte nekk membre kenn ku ne fa nga nekk gars yi mën nañu jot yow à travers li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux moo tax lu doy waar la lu mat a def ndànk la lu sensible la loo xamante ni yaakaar naa ni daal ba état war na koo jéem a rek surtout nag scandale yi nga xamante ni mi ngi koy créé Oustaz Assane ci dëkk bi fi mu ne tudd nga léegi ni presse bu njëkk dañ daan jàmbat naan ñun suñu réew mi xamatuñu presse lan la nuru daanaka léegi presse bi ay taaxuraankat ak i taasukat rek daanaka ñoo ci nekk soo ko seetloo li ko taxoon a jóg buzz la ñuy wër léegi buzz la ñuy wër li ko gën a am buzz rek moom la li ñu doon wax ci journalisme mooy bi ñu ko masaan bëgg wax mooy lan dañ naan la léegi journalisme mooy bu éduquer informer et divertir léegi loolu éducation moom daanaka rarement la ko amatul la ko gars yi di laal information te information aussi du ñu informer vrai léeg-léeg fausse information fausse information la doon ba pare wala boog bu ñu informer aussi li amal njëriñ nit ñi du leen ci informer doo gis ñu wax ci économie lu bëri du ñu wax ci culture lu bëri du ñu wax ci li nga xamante ni mooy agriculture te yooyu yëpp rôle journaliste la pour mu xamle ko mettre l'accent ci développement bi nga xamante ni mi ngi am ci monde rural ci wàllu mbay mi wàllu culture aussi lépp li nga xamante ni mi ngi xew ci ay avancées culturelles war nañ cee mën di wax di ci wax waaye dafa mel ni lépp dañ koo focaliser rek ci politique te fait divers aussi moo leen ciy intéressé fait divers rek dama dégg benn waay ne dafa am ñoo xam ne ci biir société bi weer wu jot dañ leen war a fay ngir ñu bañ a wax ak ñoo xam ne dañ leen war a fay ngir ñu wax walaay dëgg waaye muy mel ne réseau yooyu li ci ëpp mooy ñi ñu waroon fay pour ñu bañ a wax ñoo ci nekk effectivement c'est-à-dire dafa feeñ ci lu bëri dafa feeñ ci yenn rajo yi feeñ ci yenn chaînes yi ndeysaan maa Oustaz Barham Diop dafa di wax toujours te toog mun léegi daal booy topp jaay da ngay déglu rajo bi di xool télé bi waaye yow daal boo yow mi yaakaar nga xamante ne ñu ngi naan am na bokk nga ci borom xam-xam yi yow sax da ngay tiit ndax Sénégal xàmmewuñu borom xam-xam ak ku mën a wax soo déggee olof réew làmmiñ rek ñu tàllal la micro jeex na at mu jot yaay wax yaay wax léegi borom xam-xam yi nag toog su ko defee léegi nag loolu man dama yaakaar ni responsabilité bi vraiment partagé la wu loolu partagé wu la parce que borom xam-xam aussi tamit vraiment war nañu parfois di génn même suñu universitaires yi da ngay xool ni wax dëgg yàlla ni ñu waroon dugg ci presse bi am ci accès di joxe ay contributions yu am solo di dugg sax parfois sax ci éditos yi amul pas ci presse bi rek sax mais ci société bi ci bopp société bi boo demoon ci université daanaka thèse bu nekk def nañ ko fa pour loo xam ne dafay régler benn problème ci biir société bi moo xam environnement moo xam lu mu ci mënti xam-xamu géej yooyu mais toujours dafa mel ni dafa am benn miiru Berlin boo xam ne c'est ça moo doon seen diggante xam nga bu fekkente ni da nga nekk ci bi am réew nekk Oustaz Assane intellectuel nekk prof université wala nga nekk vraiment spécialisé wu ci benn domaine boo xamante ni domaine bu am solo la pour réew mi mais nga gis ni léegi xëy na régime politique wala boog système politique bi nga xamante ne léegi moo fi nekk xëy na intéressé wu la wala boog gisoo ci sa bopp wala gis nga ne réew mi politiciens yi foyee nañ ko da ngay mer ba da ngay découragé da ngay toog rek da ngay làqatu fa nga nekk rek làqatu googu nag vraiment moo créé benn vide boo xamante ni moo tax léegi ñi xamul rek ñooy wax daanaka boo xool Sénégal ñiy wax mooy ñi xamul dara te sax yenn saa yi nit ki dinay faral di écarté wu parce que am na loo xam ne itam dafay metti léeg-léeg nga wax lu bari ñu daggal la ci tuuti début ak fin ñu ne yow yaa wax nangam te fekk wax jooju am na lu ko jiitu woon effectivement am na lu ñëwoon après ñu daggal la ci tuuti ne nangam ñu tiitre loolu mooy problème bi Oustaz parce que loolu aussi mooy vraiment mauvaise intention maanaam léegi yow métier mi defatoo ko pour wax dëgg yàlla li ko taxoon a jóg informé woo rek juste bu est vrai informé juste et vrai soo koy def lu nekk yow information daa war a jaral lu nekk te boo ko jotee aussi nga xool vérifier ko xool juste et vrai sax dama ko ci yot utile waaw c'est ça parce que mën nga informer loo xam ne utileul encore daanaka amul c'est ça c'est-à-dire ñun presque léegi presse bi li ñu ciy gis ñun actuellement nii mais amaluñ njëriñ c'est-à-dire intéressé wul kenn pratiquement c'est-à-dire diw bett nañ ko jabari diw ministre sàngam gis nañ ko ci restaurant bu mu ànd ak benn xale bu jigéen mbaadu politicien bee de nangam def na lee def mais bi loolu vraiment amulu nit ñi njëriñ du information te léegi nag dafa dem léegi ba ñoom tamit dafa mel ni dépendance bi ñu doon wax léegi ci wàllu drogue
ak wàllu internet ak yooyu dafa dem aussi ba dafa yenn information yi aussi gars yi dañ cee dem ba am ci li ñu tuddee ba dépendance. jot na nag vraiment pour ñu génn ci sa rawatina fi mu nekk nga xamante ni xàmmeetoo journaliste. réseaux sociaux yi actuellement léegi ñun ñëpp journaliste lañu. ku nekk journaliste nga léegi. waaw ku ci nekk léegi am nga sa chaîne YouTube. waaw sa kër ngay nekk rek di envoyé lu la neex nga génne da ngay envoyé rek. dem nañ ba finalement sax kër yi nga xamante ni ñoom la ñu xamoon ci alors tas xabaar. parce que sax léegi nit ñi rarement lañ koy xool yooyu moom. waaw yéen nga koy jël place. waaw su ko defee léegi nag loola wax dëgg yàlla xaw ma luñ ci jublu. mais jar na régler bu baax a baax a baax man yaakaar naa ni. pour Sénégal bañ a tàkk. liberté man dama ko bëgg ba du ma ni mukk nañ arrêté nangam nañ ko censuré complètement waaye nag war nañ ko tegal ay garde-fou yoo xamante ni. dina tax vraiment mu am fu mu yem. jërëjëf Oustaz Fadil Guèye xam naa. mbokk yi bu ñu sañoon ñu gën a gas ci loolu. waaye dafa am benn tomb bu nekk ci suñu kanam te waxtu yi di jëkkanteeg ñun. muy relation diggante réewum Afrique yi ak arabe yi Sénégal en particulier yow mi yàgg di jaabante ci diggante bi. ba mën nañu wax ne sax ambassadeur nga boo xam ne. même buñ la ko nommé wul itam yow joué nga rôle boo xam ne. bari na ay ambassadeurs yu dem ba retraité te joué wuñu rôle boobu. te loolu bu fi sii di nekkoon dina ko firndeel. relation yooyu nan la ñuy def ba yaatal ko ci wàllu culture yaatal ko ci wàllu politique ba mu war a gën a mën a kii am solo parce que dafa mel ne réew arab yi réew jullit lañu waaye am na lu bu mu jokkoo boo xam ne jox na suñu diggante ak ñoom boo xam ne c'est historique yooyu nan lañ ko mën a dëgërale ba njëriñ li mën a nekk réciproque ci diggante. question boo am solo la Oustaz Assane xam nga Sénégal yàlla da ko may chance mu neex lool réewu arab yi. réewu arab yi. turam rafet na fa daal. tur boobu moom moo fa rafet c'est-à-dire. ci aéroport yi Sénégal dafa am une très bonne réputation ci monde arabe. loolu nag dara waralu ko lu li ñu koy gërëm mooy l'islam bi. monde arabo islamique l'islam da leen a ñor te ñu gis ni Sénégal réew la moo xamante ni réewum islam la. bu ñu diiree histoire Sénégal gis mag ñi li ñu dej ci jàngale alxuraan ak jàngale ko ni ñu dej bi colon yi ñëwee. coloniser Sénégal. jaamaarloo ba ak li ñuy bind ci wàllu xam-xam ak ni ñu ràññikoo ci wàllu li nga xamante ni mooy savoir te lépp ci science islamique loolu dafa tax naar yi bëgg Sénégal lool. politique nag ñëw muy la diplomatie aussi ñëw yokk ci nag mu gën a dëgërati. yàlla def Senghor. yeex naa ubbi relation ak monde arabe. waaye bi mu ko ubbee aussi vraiment rëccuwu ko. kontaan ci nag la def lool sax. kontaan ci lool ba taxoon na mu defoon fa voyage am bu historique boobu nga xamante ni parce que dem na ci réewu arabe yu bëree xaj na ñàkkoon na xam monde arabe moo taxoon mais bu mu demee ba dem monde arabe El Hadj Moustapha Cissé ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm moom ma sa wax ni ma Fadel Senghor nee na dem na ba ñu léegi moom rëccu na du ko teewoon a jàng arabe parce que vraiment xam na ne arabe c'est une belle langue c'est une langue très belle bon mais Senghor dem Abdou Diouf ñëw aussi vraiment relation yi continuer mais foofu li may wax mooy doomi soxna yi nga xamante ni représenté nañu Sénégal ci monde arabe en tant que ay ambassadeur joué nañ ci rôle bu am solo Oustaz Assane. Moustapha Cissé El Hadj Moustapha Cissé avant moom suñu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. El Hadj Moustapha Cissé. ñoom Serigne Saliou Mbacké doomu Serigne Moustapha Mbacké rek Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma. Serigne Abdoulahat bi nga xamante ne léegi mi ngi mu ne Koweït. Cheikh Tidiane Sy. bu maam Abdou Dabakh bi nga xamante ne léegi mooy ambassadeur bi nekk Riyad. dafa am solo ki nga xamante ne moom ngay nommé Chamsuddin Ndoye Aboubacar Sy bëri nañu Ismaïla Dem ñoo ñëpp c'est des diplomates bu arabophone yoo xamante ne ay Sénégal lañu yoo xam ne dañu liggéey ci monde arabe gën a jokkale Sénégal ak li nga xamante ne mooy monde arabe la koy waral mooy dafa am solo booy tànn ambassadeur di ko yebal ci am réew nga yebal fa koo xamante ni dégg na làkki waa réew ma kooku mooy gën a xam mentalité naar yi mooy xam nan lay fexee ba alors consolider les relations entre Sénégal ak monde arabe mais aussi tamit mooy gën a xam li nga xamante ne moom Sénégal soxla na ko dëgg ci monde arabe te Oustaz Fadel dafa mel ne relation yooyu bu ñu koy wax toujours secteurs yi ñuy wax dafay xaw a limité wu ba mu ëpp c'est ça mais maa ngi imaginer wu par exemple Arabie Saoudite dugal loxoom ci wàllu agriculture ci Sénégal c'est ça Sénégal am na espace Arabie Saoudite am na ay tracteurs yooyu bu ñëwoon fii c'est ça ñu lu bare lay doon xam nga man damay wax toujours nii monde arabe seen problème dëgg-dëgg Oustaz Assane mooy dañu amul politique africaine
c'est-à-dire li ñuy def ci Afrique li ñuy def ci Sénégal ci contribution ci du développé Sénégal ak lu développé bu Afrique kenn xam nu mu toll mais pratiquement kenn du ko gis duñ ko gis puisque li leen di motiver pour joxe ko mooy suñuy mbokki jullit dañu war leen jàppale suñu pays Sénégal c'est un pays frère war nañu contribuer ci defal ko dara mais yaakaar naa ni li nga wax nii côté agriculture yooyu kooku xam naa ni secteur privé moo ci man dara parce que bu dee wàllu subvention ak contribuer ci développement Sénégal moom li ci Arabie Saoudite def yaakaar naa ni moom li Abdoulaye Wade doon di wax tout le temps rek moo koy firndeel Abdoulaye Wade day wax toujours ni l'Arabie Saoudite mooy premier bailleur pour le Sénégal bu France jàllee bon loolu day wone kon Arabie Saoudite fi mu féete Sénégal te foofu la ko Koweït féete foofu la ko fonds Abu Dhabi li ñu tuddee fonds arabes yi les fonds arabes fonds koweïtien pour le développement fonds saoudien pour le développement fonds Abu Dhabi fonds yooyu daanaka te bëri na tëli bu taxaw Sénégal te ñoo ko financé bëri na même barrage Jama bi nga xamante ni ma kii ma mënantale presque côté centre bi yaakaar na centre yi nekk xaw ma way ay centre xaw ma la bëri na sa yu bëri na lu bëri na ñuy def boo xoolee li fi ji rek boo xoolee Abdoulaye Wade mi nga xamante ni dafa osé woon jàkkaarloog bu européens yi wala leen di carrément ni leen ñun daal am nañ suñu indépendance moomu leen ñëw suñu relation léegi moom gagnant-gagnant lay doon xëy na mere nañ ko waaye mu dem ubbeeku pays asiatique yi dem monde arabe rawatina bu Arabie Saoudite 12 ans yi mu fi def presque tout réalisation yi nga gis Sénégal yëpp presque réalisation la yoo xamante ni ci alali arabe yi la jógee moo xam muy VDN bi moo xam muy même aéroport international bi am na ay banques yu ci dugal yoon mais cosaan li presque rek boo Arabie Saoudite la woon te yaakaar naa ne bu fekkante ni Ben Laden bi ñu ko joxoon Ben Laden groupe moo continué woon sax dinañ gis beneen aéroport sax bu bokkul ak bi nga xamante ni moom la ñuy gis malheureusement contrat bi mujjul àgg te ñooñu réew arab yooyu li ñuy jox Sénégal ci ay bor dañ la koy jox bor lay tudd mais bor boo xamante ni ay milliards la mais yaa ngi koy fay pendant 30 ans. daanaka waaw 30 ans yooyu waaw boo commencé fay rek ñu xam ni kii ak yooyu rek après dañ la koy baal. bëri na da ngay dem ni négocier ñu may la ko donc ñoom vraiment monde arabe monde la boo xamante ni Sénégal war na cee mën a jëriñu bu baax a baax a baax a baax. man gis naa ni def nañu fi waaye nag war nañu gën a mën a def. war nañu mën a renforcer wax nga léegi affaire li nga xamante ni mooy développé ci wàllu bu agriculture. bëri na ay hommes d'affaires yoo xamante ni man damay voyage ni ma laaj ni ma dañoo bëggoon a ñëw investir Sénégal. investir ci wàllu boobu. waaw am nañu moyens yu doy. am nañu moyens yi suuf am na fi. léegi xëy na cadre juridique moo leen di jaaxal te nee naa leen moom moo am na fa. cadre juridique am na boo xamante ni bu ngeen ñëwee di ngeen am seen avocat di ngeen signé seen contrat. puisque pour nga créer sa entreprise léegi Sénégal. depuis APIX si taxawee léegi daanaka léegi presque ci 48 heures nga am sa société. donc ku ñëw bëgg a investir ba ngaa mën a investir mais l'essentiel da nga am loo xamante ni daf lay rassurer. oustaz ba nga xamante ni di nga mën a investir sa alal. soo alal ñoŋ la nga xamante ni moom nga bëgg ci bénéfice nga am ko ci. oustaz Fadel xam na waxtu waa ngi ñuy tànc benn tomb bu am solo te mu ngi ci suñu kanam. mooy ne ñu ngi ci weeru koor. yow intellectuel boo xam ne yaa ngi circulé ñu ngi lay invité lu bari sax ci programme koor gi. waaw Sénégal ak koor gi yow noo ko évaluer ndax Sénégal li mu dundee koor gi. waaw am na solo. Sénégal li muy dundee koor gi am na solo parce que li ma gëm mooy sénégalais moom Oustaz Assane. ak loo ci mën a dégg. lu demel nga leen ko waxal ba ni duñu ba mu des ni. am na ngëm-ngëm du ñuy jullit gëm nañu. am nañu ngëm-ngëm. Sénégal dañoo fonk jaam yàlla dañoo fonk koor. waaye nag si Mourtala daan wax lu am solo daa wax naan Sénégal de bëgg nañ l'islam loolu waaye xamuñu ko. maanaam ñàkk a xam l'islam googu nag vraiment responsabilité yi moom bëri na yaatu na. dafay dem ba dama yaakaar loolu man discours religieux bi sax laa koy wax maanaam nit ñi waroon a xamale nit ñi koor dëggi koor. des na. dañu jël côté folklore bi rek. waaw te xam nga xiif ak mar dafa metti oustaz. yendoo xiif yendoo mar. lépp loo xamante ni bànneexu bakkal la nga bàyyi ko. ba pare te teg ko ci gréer loolu baaxul. loolu nag li koy waral ñaare mooy discours religieux Sénégal. aada ji da cee jaxasoo ak diine ji. aada dafa jaxasoo ak diine ba nga xamante ni nit ñi xàmmewuñu aada ji ak li nga xamante ni jaamu yàlla la. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu toogee ba ni sawmu Ramadan mu àllaqun bayna samaai wal ard
wala yurfa'u illa bi zakatil fitr. zakat boobu ngay génne ci fin weeru koor gi. mooy xaj na ndax yàlla ñu mën a yaakaar ni xaj na yàlla mën nañ cee baal buñ ko génnee. ba rëcc yi nga xamante ni ñàkk a xam ak topp aada moo ci poussé woon yàlla mën ñu koo baal. mu nekk kafaara ci yooyu. mu nekk kafaara ba muuru koor bi mën a dem parce que loolu hadiis bu wér la yonent bi moo ko wax. moo wax ni weeru koor jaam bi bu waree pare dañ koy yëkkati teg ko diggante asamaan ak suuf. du yéeg. tant que ci azakay fit génne woo li nga xamante ni mooy muurum koor. loolu nag zakat bi fitr boobu nag yàlla na ci fekk mu mën koo kii waaye daal ci gàttal. Oustaz Assane. Sénégal moom wax dëgg yàlla ñu ngi fi jàmm yàlla koor. bu baax a baax dañ koy waajal bu baax a baax comme ni ko suñu mag ñi fi nga xamante ñoo fi nekkoon ñu ko daan waajale bu ma saan jub si dañ koy tagg ci ak ay xasida di bàkk weeru koor. di yàkkamti mu ñëw. loola jeexital na vraiment ci ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi. am na benn tomb itam balaa ñuy tëj boo xam ne bëggoon naa nga wax ci mooy bu ñu jëlee conférence yi. waaw daanaka amul salle bu am jot. ci biir koor gi yëpp. day samedi yeeg dimanche yëpp salle yi day occupé. c'est ça mais boo demee ci conférence yooyu yenn yi da ngay gis parole yi jiitu conférence bi. day dem ba conférence bi daanaka du mat 15 minutes. ñu ne waxtu wi dem nañu. oustaz tuuti lay wax rek ñu tëj. waaw puisque beneen bi mooy. encore ma boole ñaari questions yi nga tontoondoo ko mooy. oustaz Fadil boo seetee sujet yi ñuy waxtaanee. mën nga dem benn place boo xam ne ñu nga fay def conférence dimanche bii. ñu ne l'islam et la solidarité. semaine ba ca toppaat nga fekkaat ñuy waxtaanee la solidarité dans l'islam. mu mel ne nose amul ci thématisation boobu ci wàllu woowu. non du am. du am Oustaz Assane parce que li koy waral mooy. conférence bi ñu koy organiser la majorité. thème bi intéressé wu leen. am nañu. woote bi coutume bi la. coutume bi la maanaam mooy aada ji ma lay wax rek léegi nag aada ji dafa am lu ci rax. mooy léegi occasion la pour mbootaay yi tànn benn oustaz. solo ko mbub mu rafet. mu ñëw toog jeeg ji wala boog di rànk yi solo ba jekk jàkkaarloog moom waaye. mu doon ko sax forom daal mën a wax. mën a wax ba pare ñuy xaar ay. enveloppe yoo xamante ni maam ñu ngi ko parrainé. pour ñu joxe billet Màkka. pour mbootaay yooyu aussi mën koo tiire. ma mën cee dem Màkka loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax ñuy conférence ci koor gi di yaatu. am na nag vraiment bëriwul mais am na ci ñoo xamante ni ñoom. c'est scientifique. dañuy bëgg un conférencier. boo xamante ni conférencier dëgg la doon tànn benn thème boo xamante ni ñoom dañuy ñëw. mu traité ko. pour ñu mën cee jëriñu. gën a xam dëgg-dëgg koor mooy lan. loolu dinañ am waaye daal. man gis naa ni ustaas yi ci boppam. ñiy defloo conférence yi. war nañu am fulla. buñ la oo conférence. bu naree rax jar na sax nga jóg dem. parce que mbir yi aussi parfois li nga yore bul ko lambal. principe daal yoo xam ne waaw ama say principe. conférence nga bëgg. man damaa am pour yow da ngaa am xam-xam. savoir nga am moo tax ñu wóolu la ba def loolu conférence. tànn nga sa thème sonn nga ci ba gëstu nga bay bëgg a dee war a ñëw waxtaan ak nit ñi baaxee leen li nga xamante ni moom la ñu réeré ci seen mbiru diine. mais nga gis ni affaire bi moom jël nañu ko ñeneen yow daanaka dañ laa def. support waaw kese support nga rek boo xam ne léegi da ngaa ñëw toog nga nii. ñu teg la ak yooyu léeg-léeg xëy na nga wax 10 minutes 15 minutes ñu ne oustaz may ko. daal politicien bu ñëwee sax daanaka moom la ñuy gën a accueillir. may ko boo xam nga lan moo ci topp mooy waxtu wi dab nañ. waxtu wi dab nañ su ko defee léegi nag yow mi nga xamante ni yaay conférencier yaa war a xoolaat sa bopp nataal sa bopp. xam ni xaalis. jarul vraiment di asaaloo. sa bopp sa compétence ak sa xam-xam. bi ci des. mooy jigéen ñi nga xamante ne aussi ñoo koy def vraiment. am nañu ay moyens yu ñu waroon a mën a jaar. te du nekk ci turu l'islam. mën nañ jaar ci yeneen moyens yoo xamante ni. seen mbootaay yooyu war nañu mën a fexe ba am ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg. te bañ a mbubboo l'islam rek. xam nga président bi may jeexale point boobu bu Rwanda. dafa wax ni mooy Paul Kabila boobu Kagame. maa ngi liir fan yi muy wax ni moom bi mu ñëwee tëj na lu war a mat 30 000 églises 30 000 mosquées. tëj na leen waaw. ñu ko tax mu ni tëj gi maam léegi reculer la pour mieux sauter parce que damaa gis ni diine ji ñi koy dundee. moo ëpp ñi koy dundal. mu imposer nag imam yeeg ñi nga xamante ni ñooy les chrétiens nekk ci église ba. benn système nañu ko assurer ay diplôme ci li nga xamante ni moom mooy théologie.
islamique nga xamante ni diplôme la bala ngaa wax ci l'islam day nekk loo xamante ni na nga koo xam mais Sénégal fii ku jóg wax ci l'islam kullu naa islamologue comme ni ko Ahmed Oustaz Dame Ndiaye mosoon a bindee ci suñu journal bi ñu yoroon koo gis rek léegi bu islamologue la te ku wax am ñu la gëm ku wax am ñu la gëm puisque nit ñi Sénégal dafa bëri ñu judd malheureusement matière première la su ko defee léegi da ngay daal di am sa fans club am ñu lay supporter ñëw di la tàccu nangam nga ñëw yaakaar ne yaa ci nekk ñu naan oustaz yeneen oustaz yi nag moom daanaka dañ leen di jël ñoom tamit pour ñu wët bës ba léegi xoolatuñ ci yàlla xoolatuñ ci yonent bi. jërëjëf oustaz Fadil Gueye moo nekkoon suñu gante ci Minbar mu nekk Minbar boo xam ne moom fees na place bi am na sax yeneen domaine yu bare yoo xam ne waroon nañ ci dugg ak moom ndax bokk na ci tomb yi nga xam ne du ñàkk bés ñu ànd ceeg yow mooy presse arabe ci Afrique en général ci Sénégal histoire am ak avenir am jafe-jafe ya ca nekk ak yooyu barrage linguistique bi ak yu mel noonu incha allah ak yeneen yoo domaines yoo xam ne sa compétence la incha allah dinañ ko gas ak yow sax par benn incha allah ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ci disponibilité bi ndax programme bu chargé bi bu ñu la ko waxoon rek nga ne amoon na ngànt waaye terewul mu bàyyi yëpp ñëw ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon toppee ci biir réew mi ak ca bitim réew jox leen beneen dox daje ci seen émission bii di Minbar